mbër mi maa lay ziar. delloo ziar Seydina. ci loo ne. sant yàlla bu baax. naka yi tey. waaw sant yàlla bu baax a baax. Boy Sadio. waaw. Boy Sadio bu écurie Lansar. dëkk fii ci Fass Mbao. Darou Salam Darou Salam. Fass Mbao Darou Salam. Darou Salam 2. Darou Salam 2. waaw benn instant lan ngay nuyu avant tout ñi lay seetaan. waaw sant yàlla rek di dolli santaat yàlla di wax salaamaaleykum. di julli ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur. di wax ne ñu ngi nuyu ñëpp daal. bàyyiwuñu kenn di nuyu waa Fass Mbao Darou Salam 2. di nuyu sama waa dëkk waa Sadio. di nuyu waa Sadio bu baax. waaw di nuyu waa Taïf waa Bayla waa Gassane waa Thiel xam nga di nuyu waa Taltal bàyyiwuma kenn daal tund Jolof yëpp maa ngi leen di nuyu. Jolof yëpp képp kuy Jolof rek. waaw maa ngi koy teg ci suñu ministre bi. ne ko jàllale ci bépp Jolof. ministre bi nu mu tudd. Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye. waaw d'accord kon Sadio dëkk la. Sadio dëkk la waaw. waaw mais xam nga dèjà dialogue da ciy baax man maa ngi dégg Boy Sadio pour man xam naa la mais ndeke gis nga. Sadio bi ndeke dëkk la. dëkk la waaw sama dëkku papa. sama dëkku papa. sa papa fi mu soxee ko. waaw foofu mooy Sadio. foofooy Sadio. ci ban région la. région de Diourbel mais Jolof la. Jolof waaw mais ci région de Diourbel lañ ko boole. d'accord waaw kon daal moo waral nga taxaw ne Boy Sadio. Boy Sadio pour représenter dignement. waaw ses origines. waaw d'accord beneen sens rakk ji fan nga tàmbalee bëri fii wala. waaw fii laa tàmbalee bëri. fii nga tàmbalee bëri. waaw sa histoire ak làmb fan la tàmbalee. ci kii toog. waa ji toog kii. waaw moo tax nga bëri. waaw li gën a tax ma bëri ci la bokk. ok raconte l'histoire bi. waaw moom da doon tëgg ay mbapat. ba pare en même temps da doon bërintoog ñun suñu biir. léegi man ma jugee sama kër papa Jaksaaw ñëw fii ci koñ bi bi ma ñëwee fi laa ko fekk moom moo nekkoon suñu grand. waaw Cheikh Tidiane Diop ñu koy nuyu de passage. Tidiane Diop moo yor école football Team Lora. non école football bi ñu ngi ciy waxtaan léegi. waaw moom moo yor école football jëm dara après. ñu ñëw gis ko moom tamit mu ëppoon ñu doole nag. suñu ñëwee bëri moom daf ñuy jàpp di ñu daan boobu amoon nañ fi beneen mbër landing ak Kami Papa Sow bu Casamance. ñoom ñoo fi nekkoon. bu ñëwee di bërante ñoom ñu ñuy daan ba au fur et à mesure ñu dem ba am amour bi xam nga ma dellu sama kër papa. nekk foofu di entraîner nekkoon écurie Mohamed Ali. nekk écurie Mohamed Ali di entraîner am fa sama premier combat. man ak Infra Rouge. ba ma ñëwee kii moom yóbbu stade ak moom mii. école Mohamed Ali nga nekkoon bi nekkoon Jaksaaw 1. en face tandem sa. fa laa soxee ko. d'accord sa premier combat arène ñu bari mën naa ne. seetaan nañu ko waaw. seetaan nañu ko ci xel. waaw mais yaa ngi bëri ak Infra Rouge. bu Géejawaay nu mu demee woon. waaw combat bi ay erreur rek laa ci defoon nag. waaw fugu jeunesse rek. d'accord def yëfu xale rek. ñëw xam nga bu ko humilier dox ci kawam xam nga kërëb bu ko jaay affaire daal. après xam nga ma ñàkk combat boobu quoi ma juum. sama premier combat. nga jógee ci toog ñaata 1 an 2 ans 3 ans. ma jógee ci am combat Kaolack. en Kaolack nga dem bëri jàpp. waaw grand combat laa fa bëri. ok yaakaar. maag Canta Belende. Canta Belende. waaw boobu nu mu demee. boobu maa ko daan. nga daan Canta. ma daan Canta mais am na benn Belende. intervalle boo xam ne toog nga fi di yàgg bëri woo. waaw boobu avant may bëri Zes la. ndax bi ma bëri Canta Belende bëri waat naa ak Papa Sow Junior. bu fan. bu yëmbal. ok su ma juumul léegi mu ngi dëkk Kër Massar. Papa Sow Junior. ok boobu fii la woon. boobu Dakar la woon waaw dama ko daan. nga daan ko. ma daan ko waaw. après nga toog. ma toog 1 an et demi bëriwu ma. est-ce que matul 2 ans. waaw sûrement 2 ans rek. 2 ans sûrement 2 ans rek. waaw bëriwu ma. noonu la fa demee. noonu la fa demee. sa retour après nga am kat. ma am Zes bu bu écurie Géejawaay. non bu école Lirou Diane. waaw Zes bu Géejawaay waaw. Zes Ndiago waaw moom laa am. nu mu demee. dama ko daan. nu mu demee dellu ci combat bi. waaw dañ dugg si làmb ji bëri. avant may dem stade. biñ ne suba la combat bi. Prince mi dafa ñëw. fekk moom ma toog ci kaw DJ Prince waaw DJ Prince bu Raay bi FM. voilà DJ Prince. léegi bi mu ñëwee ne ma mbër ma ne ko waaw mu ne ma le moral est bon. ma ne ko waaye toujours bon mais instant boobu maa ngi tëdd ak pression. xam nga ndax gëj naa bëre ba pare gars yi ñu ngi may xaar. ba pare xam nga mooy loolu daal. mooy lan. maanaam c'est-à-dire instant boobu noonu dama jàppoon ne man combat bi ma dëgmal nii ndam rek laa ci waroon am. amul leneen lu loo xam ne nii war naa ko ci am lu dul ndam. waaw dara intéressé wu la lu dul victoire lu dul victoire rek intéressé wu ma woon.
léegi ci laa concentré wu ñu xëy mu ñëw fi ne ma mbër ma ne ko waaw mu ne ma ah combat bi sa combat la combat bi ci ngay moomee koñ bi wala nga ñàkk koñ bi d'accord ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko insha allahu rabbi combat bi nii ak nii lay demee mu ne ma man de gëm naa ko mu ne ma man de gëm naa ko jour J bi ñu demee ba esat bi ñuy dem moom dafa daanu ci car rapide bi moom mii DJ Prince mii dafa daanu fora bi ñu ma ko waxee man dama déplané wu après sûrement comme lamb ak loolu ñoo ànd ma jàpp ne lamb la quoi ñu dem esat ma gis ko ci kaw mu yëngal gën maa yokku courage waaw mu mobiliser boo yëpp nag bàyyiwu fi kenn mobilisation bu am doole ñu dem yàlla may ñu ndam ci combat boobu. nga dem bëre daan ma dem bëre daan. bëre daan jël bu rëy. waaw. nga jóge ci am Omar Fall numéro 2. Omar Fall numéro 2 waaw. booy nag yow da nga insolent quoi. am na yéen yoo xam ne man réew de laa ko jàppee xaw ma nu mu demee noonu parce que déjà combat quelques secondes man sama dikk nu mu demee noonu. waaw est-ce que xamoon nga déjà avant tout est-ce que xamoon nga Omar Fall numéro 2. xaw ma ko woon nag xamoo ko woon déedéet. waaw dafa mbapat sama kanam géej waay. combat am Tafa Gadaye au stade Ndiarème kenn du ko fàtte. te Modou Lo Balla Gaye stade bi fees dell. te mbapat la woon. ñu bëree grand combat moom Tafa Gadaye mu daan Tafa Gadaye jël bu rëy. def ay preuve am ci mbapat. dugg ci arène bi. signé ay victoire quelques victoire mais sa diggante ak moom dafa bëri woon daan mu ñëw pour rectifier. erreur bi mu defoon ñëwoon pour won gars yi ne défaite bee dama juum. kii dama koy wàccee. arbitre sifflé génn seen diggante. mën naa ne périm dip lañ gis. waaw parce que combat bi ñaata secondes la 15 secondes. waaw sûrement rek. 15 secondes. sûrement 15 secondes. matul quand même 20 secondes. loolu lan la woon. waaw Omar Fall Mor Mbaye su ma juum Mor Mbaye ñëwal gi moo ko tëggoon. moo ko tëggoon waaw ñëwal gi production noonu la fa demoon noonu la fa demee au stade Iba Mar Diop. Iba Mar waaw dellu si ci combat. waaw Omar Fall dañ dem signature bi. ma ne ko père ma ne ma lu tax nga may wax père ma ne ko dama laa xam te xamoo ma. bataille psychologie. waaw ma ne ko dama laa xam te xamoo ma. ma ne ko sa bëri yëpp laa xam te bu jour ba doo bëre doo xeex te yàlla xam na ne mosuma koo gis. lu waraloon nga ne ko jour bi doo bëre doo xeex. parce que dama gis stratégie bi muy doxee. moom dafa non non parce que premier jour ma gis ko nit boo fekkee xam nga nit bu ngeen jàkkaarloo am na geste bu muy wane da ngay xam kii li mu mëne. xam ban genre la da ngay xam ban genre la. ok jour signature bi laa xam li muy indi. te moom dafa jëloon décision humilier ma ci làmb ji. waaw mais dafa bëggoon rectifier défaite bi mu jógee. moo tax nag ma teeylu ko xeexuma ak moom. yow la bëggoon fayee bor bi maanaam dafa ameloon bor ay supporters. waaw léegi dafa ñëw pour fayee la bor bi. waaw mais dalu ci nag malheureusement. malheureusement bi arbitre génn seen diggante. ma ñaan dox 2 pas duut si ko mu foog ne damay xeex mu daw gëdd ma arrière mu daw dox sama kaw ma cokkaas gauche mu daw jàpp si ma jàpp ci ngem bi fàq ko. bi ma ko fàqee mu jël poids bi yëpp wàccee ko sama kaw ma jaar ci flanc bi wër ko. ok. da nga téye sa waay fàq ko. mu sëf la poids bi. waaw nga def demi flexion. ma esquive génn jaar ci flanc bi. jaar ci flanc bi génn dama ko wër muy dem ma gàttandu beneen tànk bi. résisté na. waaw résisté na il a essayé de résister. pour résisté na bu baax sax. nga forcé. après bras bi nga éliminé wala. dama bàyyi loxo bi foofu yóotu tànk bi tànk moo ëpp doole loxo dama bàyyi foofu loxo bi yóotu tànk bi pour mu teg loxoom loxo day gaaw a toqi bi mu doxee 2 pas la loxo bi bàyyi mu teg fees ma jéggi ko. bàyyi ko waaw bàyyi ko laa mu jeex. quelques secondes 15 secondes. waaw 15 secondes waaw. nga jóge ci toogaat 2 ans bëriwul. non wala 1 an. ma jógee ci sama combat ak Jarga taxaw. yaa ngi Jarga. waaw yaa ngi Jarga loo bu fële. ressortissant de Fatick waaw. Kër Massar Mbooloo. waaw ok. léegi bi combat bi taxawee corona bi dugg si. ok corona bi moo tax nga toog 1 an. corona bi moo tax ma toogaat 1 an bëriwu ma te corona bi sûrement def na 1 an. waaw li yow li la télé bëre moom moo télé ñëpp. moo télé ñëpp ñu waajaloon bañ ne suba la ñuy bëre dañ leen prix. parce que man 4 avril laa waroon bëre. te corona bi. presque le 14. Fourier ak Bébé Diène ñoo bëre. merci ñu tëj làmb ji boobu combat ak Mamor ak Paul bu Daaru. Sokh ak Gamou Gueye moo waroon a bëre lendemain bi 4 avril bi man ma bëre. waaw ñu reporté combat bi nga waajalaat ko 1 an. ma waajalaat ko 1 an waaw. keroog ñu kale combat bi oustad Galandou Diouf bu Rufisque. ku bëre grand combat bi. Aboy ak Fils de Zallo. Aboy. waaw Fils de Zallo Ama event tëgg ko. Ama event Boubacar Ndour. Boubacar kii. Boubacar Niang. Boubacar Niang maa ngi sa Abou Ndour laay jaawale Boubacar Niang à la ñu koy tête de la nuyu structure Ama production. ñu koy nuyu de passage Boubacar Niang.
une promoteur boo xam ne promoteur modèle la. un nouveau promoteur un nouveau promoteur waaw gars yi war a journaliste la woon sunu làmb. ba tey sunu làmb merci moom ak Dembélé. mais dafa jàpp ne foog mu ñëw. dugg ci làmb ji commencé tëgg ay combat di jox booy yi ay combat ñuy wane seen bopp. parce que dafa xam li nekk ci làmb ji. kay yàgg na ci. te mbër yi dañ soxla promoteur yu mel ni Boubacar Niang ak ku mel ni Mor Mbaye ak ku mel ni Sam Mbaye Fall. parce que ñooñu noonu dañuy xam maanaam mbër yi li ñuy dund ci làmb ji man promoteur du ma la woo mais ñooñu noonu dañ may woo fuñ ma gis fuñ ma romb dañuy duraat seen oto ndax am na respect buñ ma jox te man dama leen ko won ci làmb moo tax ñu jox ma cër boobu. Sam Mbaye Fall benn booy mos naa ñëw gàllam comme ni ñu toog di waxtaan mu ne ma grand bi mu ne ko naam mu ne ma bëri naa 3 combats. gisuma avance gisuma reliquat. Sam Mbaye moo ma tëggal combat ma dem mu yëkkati avance jox ma ne ko Sam c'est la première fois may jot avance. pour te dire que ne li ngay wax nii dama koy dëggal. Sam dafa bokk ci ñoo xam ne dañuy dundal làmb. Mor Mbaye Ngéwal gi. wax naa ko un jour nee naa ko sa waay mu ne ma naam ma ne ko bi ngay tëgg ay mbapat. Kër Mbaye Fall. stade Ndiarème Guédiawaye. da nga daan ñëw mbapatu Mor Mbaye mu mel ni combat arène la tellement que da daan fees dell mbapatu da daan riche. da doon fees mu jël ay boy yu bëri tëgg leen ay combat di leen wane. kooku bu ñëwee tamit dugg ci làmb ji commencé di tëgg ay combat de lutte avec frappe. ce qui veut dire que ne liy dooleel làmb rek moom lay def. kon ñaar ñu mérité respect ñu ngi noonu am na ñeneen ak ñeneen ci promoteurs yoo xam ne ci cadre boobu lañ nekk. ñu leen di nuyu de passage rek. di nuyu waale grand Bokar di nuyu grand Konaté. Amath Konaté bu kay baax. moom tamit mu ngi ciy bay waar wu am solo. benn instant nga jël ñarga. laajoo ma bala nga koy jël. sama laajoon dinaa la ne c'est en danger. waaw danger mbër mu lëj la yéeme. mën a bëre lool moom mooy njargaloo bu Kër Massar mbooloo. man moom boo ma laajoon avant combat bi. dinaa la ne Sadio xoolal keneen. parce que kii c'est en danger. laajoo ma. nga jël combat bi gëm sa bopp. am loo yóbbu jour ji arbitre la génn seen diggante loo def lan moo xew. njarga waruma woon bëre ak moom. kan nga waroon bëre. Sa d'office bu Sangalkam laa waroon bëreel. Sa Thiès bu Sangalkam. Sa Thiès numéro 2 bu Sangalkam laa waroon a bëreel moom laa naroon a bëreel. ok te kooku bi ma ko jëlee ñëpp nee nañ kooku gënoon a nekk danger njarga. njarga jour signature bi lañ ñëw adversaire am ñëwul sama adversaire ñëwul. boobu kii moo ma yóbbu DJ Prince. ak Max Couture mi ñoo ma yóbbu. Max Couture mi sama copain la ñu koy nuyu moom tamit. doom nday Góor Diop ak Xaadim Lo ak ñoom Talla gars yi ñoom Modou non gars yi samay gars yi lañ ko ma leen nuyu de passage ndax bi may dem Sadio ci caravane bi ma doon def foofu semaine passée biñ jugee ci combat bi Góor Diop moo ñu yóbbu ci otoom ba Touba bi ñu yeggee mu jëlaat beneen oto jox ñu xam nga defal ñu gasoil bu doy xam nga moom lañ yóbbu Sadio ñu koy nuyu de passage Góor Diop moom promoteur la quoi jaaykat terrain la affaire yooyu waaw ñu koy nuyu de passage di nuyu ay soxnaam tamit waaw di leen nuyu bu baax ñu ñëw ci combat bi njarga dafa simmeeku daw ma gis booy ñëpp ne tekk danañ ne tekk kay dañoo gis mbër bi mu simmeekoo 100 mètres stade bi ñëpp ne tekk say supporter waaw mais man instant boobu noonu dépassé naa dimension wu làmb. est-ce que say supporter amul ñu ne oh tey duñu leer benn ngi nii toog gis nga automatiquement sa waa jii di Ahmed Kiris suñu joueur bi dafa xaddi daa xaaj wàllam parce que boobu jour boobu jàpp na ne tey du baax. jàpp na ne dara du baax. léegi yow instant boobu yow lan nga sentir instant boobu. man maa ngi am gëm-gëmu ne damay faxas lii wëri leneen. instant boobu yaa ngi def sa xel